salaamaaleykum grand. waaleykum salaam ñu ngi lay ziar bu wér di am kontaan ci tey dalal bi ñu dalal fii ci Guet Ndar tey ñuy def émission entretien di def spécial Babacar Gaye tey dañu bëggoon xam tey la moo la lié ak Guet Ndar tey bu ñu nee Babacar Gaye ne Guet Ndar tey sa relation yaa Guet Ndar tey lan la boo ko bëggoon leeral internautes yi suivre. waaw Gas maa ngi lay nuyu di nuyu Télé Ndar di nuyu waa Sénégal waa Ndar waa Langue de Barbarie nuyu waa Guet Ndar itam laaj bi moom tontu si dina yomb parce que Guet Ndar laa dëkk fi laa juddoo ba am ñaar fukki at ak juróom wala ñaar fukki at ak ñeent soog a toxu dem gox mbaaj donc Guet Ndar fi laa dëkk fi laa foowee sama xarit yi ma xale la ndoo fi lañ nekk sam papa mi ngi Guet Ndar samay nijaay samay famille bi yëpp daal ñu ngi Guet Ndar mais Langue de Barbarie aussi au passage population wu Guet Ndar ñoo nekk Hydrobase ñoo nekk Santhiaba ñoo nekk gox mbaaj c'est la même population donc suma histoire ak Guet Ndar moom habitant wu Guet Ndar la Guet Ndarien la en fait voilà. xam ne Babacar lépp lu Guet Ndar bëgg moom mu ngi si gis nga man mii di wax yow ni politique yàlla sedd na ba ma juddoo léegi dama waatoon ni politique du sama yoon du ma ko def te bari na ñoo xam ne fii si secteur bi loolu la ñu waxoon mais moom bi ma amagul dara la commencé woon di jóg di def social si biir Guet Ndar amul benn mbaar mu ne fii si Guet Ndar benn mbaar kenn du ko waat Babacar xamul ko ànd ak moom xamul ko àndul ak moom li nga gën a wóor daal mooy Guet Ndar moo ko ñor te wax naa ko ne que yow Mouhamadou Mansour Faye mii fi nekk Mansour ku am sens xamul doo mu am sens mooy bi mu jotee si Babacar lu xaleel tuuti daa mën a ànd ak moom kon kooku soo ko joxoon réew mu yor ko sax na la doy ndax la war a doy kon mbay lépp lu muy yëngu suba ba jant soo ñun ñoo ngi si gannaawam jàppaw na ko waxu xaleel dama ko fàtti naa passé naa affaire xaleel dafa am si beneen étape bi ñu nekk mooy li muy yëngu te bëgg dama bëgg ñun doomu Guet Ndar nu yeewu te jàppale ko nekk ci gannaawam te bañ ko fakastal te lépp loo xam ne dañ koy woote ci moom ci jataay taxaw dëggal ko bu bis ba jotee ñu agas waaye waxuñu dañu koy jàppale taxaw wax nii rek bu ëllëgee bis bi jot ñenn ñi rasu ñenn ñi def nii du noonu àddina du noonu ñu day dëggu lépp loo xam ne dafa ko li moo def su bis ba jotee mu def ko boo ko dul def mu ni du ma ko def may nag ñoo ngi si gannaawam tey ak ëllëg fas yéene ko jàppale yàlla mi dara tawul nag fii mu nekk yàlla na ko yàlla gën a yéege ba ñi mu àndal am confiance si moom jàppale ko ci yéeg bi ba mu yéeg sa kaw a kaw yàlla na egg fu gën a kawe njortam ci barkal Alxuraan yàlla mën na ko yomb na ko yàlla na ko yàlla defal doomu Guet Ndar yeewu leen seen doom mooy xewle parce que ku sa doom xewle nga war ci taxaw. ñun nag ñun waa Langue de Barbarie ñun ñëpp ñu ngi ci gannaam ñun zone yi taxaw lu mu taxaw nan ka parce que gis nañu fi ñu bëgg a jëm ñun am nañu yaakaar ñu moo ñu fa mën a yóbbu am nañu si yaakaar bu rëy yàlla benn yaakaar julli tas lépp loolu lu mu bëgg di ko yóotu yàlla na ko yàlla yombalal ci côté yëpp léegi boo xoolee léegi ñu xoolaat yi ñu bàyyi passe boobu nga ni léegi damay doxaat ci biir dëkk bi ci wàllu côté docteur yi côté dispensaire côté lépp mu ngi si yëngu du dëgg te loolu c'est important mooy wàllu wér-gu-yaram mu dugg topp koo xamante ni maanaam di sol dàllam ñëw leen ëllëg place sangam dama fay faju koo xam ne am nga malade nangam ñëw loolu rek lu rëy la du dëgg loolu yëpp Guet Ndar yëpp duñu si gis seen bopp ci côté yëpp daal tey ñu gis ni Babacar Gaye sumb ci politique de développement ci politique de social tey boo ñu mënee wax tuuti ci réalisation yi nga xamante ni ci seen magistère def ngeen ko fii ci Guet Ndar tey lan nga ñu ci dikk point par point. waaw loolu moom xam naa damay tënk rek parce que su fekkee jóg naa di wax li fi président Macky Sall def 2012 ak léegi xëy na émission bi du jeex te li may lim du egg mais dinaa ci citer rek fii ci Langue de Barbarie président bi mu yéegee li mu njëkk def ginnaaw visite yi mu fi ñëw parce que président yaakaar naa Ndar mooy dëkk bi mu ëpp li mu visité bi mu nekkee ci nguur gi ak léegi ndax suñu goro la ndax soxnaam Ndar la dëkk mais itam ndax cofeel gu mu am ci Ndar ak ci waa Langue de Barbarie président bi mu toogee
am na benn plateforme bu ñuy wax fii si Jàmmalaay ku nekk gisoon nga ni oto yi dañ daan buuxante foofu mais ci magistère u Mansour Faye sax parce que loolu commune bi moo ko defar benn place boo xam ni am na ñaar téeméeri camion yu fay gaare te kenn du gêner sa morom ñi am seeni néew ak di ziyaare dara du leen déranger biñ jógee foofu am na benn site de transformation bu mucc ayib bu mu defal jigéen ñi nga xam ni dañuy soppi jën te nekk goxu mbaaj loolu ñëpp gis nañ ko teg ci seen bët ñu dawalaat tuuti ñu def assainissement fii ci Gendar nañ ma baal ci kàddu gi mais ñun bi ñu nekkee xale dañ daan gis fu timis masaana jot dinañu tuuri ay pot indi ko ci dex gi yóbbu ko géej ga ak problème environnementaux yi mu daan jur loolu kenn gisatu ko parce que dañu def assainissement Gendar assainissement nag ay milliards la kenn du ko gis wane ko mu nekk bâtiment mais lu ñuy gas suul ko ci suuf la loolu président Macky Sall def na ko président Macky Sall li mu defaat itam mooy bël bi am na lu jiitu bël bi mais dugal nañ ci juróom-ñetti milliards pour 400 nit yi nga xam ne suñuy mbokk lañu suñuy xeet lañu wàcc liggéey ñu stabiliser bël bi ba accident yooyu bu jeexul tàkk dina néew loolu ñu jóge foofu wax ci licence yi mool yi ay moolu mbaal ñoo ma wër toog fii ak man parce que sama waa secteur yi ñi ci ëpp ay moolu mbaal lañu wala ay capitaine wala di borom yi mbaal ñoom gis nañu ni licence kenn jëndatu ko licence dañ lay jox gratuitement loolu président moo ko fi indi président it indiwaat fi 2017 le maire dem France def benn plaidoyer président Macky Sall ñëw ànd ak Macron ànd ak directeur général Banque mondiale sa jamono yooyu di Ban Ki-moon ñu ñëw indi fii benn programme de résilience bi mooy defar loo xam ne dina téye géej gi mais it ñi kër géej gi daaneel seeni kër ñu yóbbu leen bujuk loger leen xëy na nag lépp mënul mat ci benn simili wala ci benn at wala parce que lu mat ak mat sëkk yàlla subhaanahu wa taala rek moo ko matale mais waaw góor moom nit ku koy def dañ la war yokk ngóore ni la waaw góor ni la jërëjëf parce que mënoon nañu def leneen lu dul loolu wala investissement yi ñu yóbbu ko feneen mais fii ci Langue de Barbarie def nañ fi ay activités yu bare ay investissement boo xoolee tali bu xonq goxu mbaaj itam tali ban la woon mais ci nguuru Macky Sall ci lañ ko def tali itam bu mucc ayib ak yeneen yoo xam ni ci biir émission bi dinañ ci dellu si waat may fàttali ne mool yi jóge nañu Nouakchott lu mat juróom benn téeméeri famille ñu expulsé leen Mauritanie président jox leen ndàmpaay ku nekk ñu jox la machine ak machine u gaal ak gaal ñoo xam ni machine rek la ñu am ñoo xam ni machine ak gaal président yamul foofu mu subventionné moteur yi machine boo jënd may nañ la ci 1 million donc su ma dee lim émission bi day jeex te xëy na duñu xuus ci waxtaan bi. wax na ko léegi suy lim émission bi dafay jeex parce que réalisation yi président def fii ci Gendar bëri na tey jii Babacar tey la moo tax nga wute ak yenn politiciens yi parce que bu ndee politicien rek ñu bëri du leen xaw a ñeme mais la moo tax tey Babacar. tey population Gendar ñeme ka aussi tamit lan moo tax tey jii lépp loo dikk nit ñi rek nit ñi dinañ ko gis balaa muy yàgg tey ban différence la nga am yow ak yeneen les autres politiciens. waa xam nga politique niñ koy pratiquer Sénégal ak feneen dafa dem ba dafa xaw péjoratif maanaam léeg-léeg saa sax nit ki dina rus ne man damay def politique wala nit ki rus ni man damay jàppale diw wala diw parce que Sénégal ni ñu catalogué politique la mais dama ni dara gënul neex li olof naan wax loo man def loo man soo tëddee nelaw loolu benn mbir la ñaareelu mbir ba it bu fekkee dama nekk sama biiri mbokk di ànd ñii ma wër ak ñi ñëwul ñëpp sama ay mbokk lañu sama ay deret lañu su ma jàppee seen loxo ni leen dama bëgg def politique de développement politique sociale du ma diggee du ma wax loo xamante ni du ma ko def parce que su ma ko defee même bu ma rëccee daw dem Tënjigéen wala ma daw dem Dakar naa fi bàyyi sama nijaay wala sama mag wala sama doomu bàjjan wala sama doom papa wala sama xarit yi ma xale la ndool bu ma nit ñi gisul ñoom lañ jàpp ni mbaykat waxoon na fi lii waaye gisuñu ko mbaykat digoon nañu waaye te it lan moo fi jar di wax loo xam ni doo ko def man dama gëm ni
mission bu ñu am ci kaw suuf dafa am fu mu tàmbalee am fu muy jeexee te bëgg nañu trop ëllëg bu ñu jëlee suñu retraite ñëw si mbaar mi toog fi naan ataaya kafre génn sol sama dàll dem sama yoon loolu li ma koy may mooy may yanu ak a def ak a wax loo xam ni dinaa góorgóorlu pour man loolu mbaar mii ñu toog dama fi ñëw benn bis am ñenn ñu ma mere parce que xëy na la may joxe sa jamono yooyu dëppoowul ak li ñuy xaar ci man wala ñenn ñi li ñuy xaar ci man ma yoroon yaakaar naa si jamono yooyu benn junne wala benn ñaari junne bàyyi ko fi xëy na ñenn ñi xawoon nañ ko xeeb parce que waroon naa joxe lu ëpp loolu mais bi ma toogee waxtaan ak ñoom ma ni leen su ma joxee lu ëpp lii rek defloo ngeen ma lu ma warta def maanaam bugguma jël loo xam ni moomu ma ko te lii ma leen di jox jàpp leen ni ma ngi mel na million ci man parce que leew na ma fii ba àddina di tukki kenn du leen laaj ni lu tax mbay jox leen lii parce que man maa ko moom sama ñàq la donc il faut ñu ñoŋalaat façon politique bi et puis def politique sociale mooy tabax ay classe indi ay médecins participer ci formation nit ñi jëlee nañ fi ay mool yóbbu leen France ñu defi formation jëlee nañ fi ay jigéen yóbbu leen France ñu defi ay formation école Gox Mbaaj tey fukki classe ak ñeent la juróom-ñaar yi suñu ay pexe lañ ko tabaxee pour man politique boobu mooy politique bi ñëpp war def fi may daaneele mooy médecin espagnol yi fi ñëw et 6 mois yi ñu jàll yow couvrir nga ko faj nañu plus de 150 malade bu nekk gën saa néew waroon na fay 1 million ak lu topp loolu ñaata million la billet ñëwagul hébergement ñëwagul transport ñëwagul man pour man foofu la ma population bi di xaare parce que nag bi may jàng ñii fi toog nii dañu ma tere woon ma dem booru géej parce que gëmoon nañ ni war naa góorgóorlu si njàng mi ba war leen man toogal foo xam ni ñoom seen kaddu ak seen tànk du fa egg man si loolu lay dox. waaw loolu de leer na te aussi gis nañ ko politique de développement yi ngay def ci Guet Ndar bi ci Langue de Barbarie bi gis nañ ko tey jii ñu gis ni ñu ngi jëm ci élection locale pour ñu Guet Ndar mu bëri ay leader loolu mais ñu gis benn genre mun naa wax ni benn genre ñàkk déggoo bu am seen biir entre yéen leader APR yi nekk Guet Ndar tey lan ngay wax ci loolu noonu. est-ce que mën nga ma leeralal lan nga bëgg dégg si ñàkk déggoo. parce que ñàkk déggoo bi mooy am na ay yenn leader yoo xam te ni ñu ngi fii ci Guet Ndar. comme kan dañoo jaar seen yoon yow nga jaar sa yoon te yéen a bokk même parti bi. ba léegi li ngay wax comprendre bon dama lay jox ko exemple comme Serigne Sène tey. ma toog si jotaay dégg nga wax ni Serigne bi ngay dem di jàngi ji à l'extérieur bokk na si ñi la soutenir financièrement pour nga dem. bokk na si aussi tamit si ñi la ñaanal da nga ko jox cër comme cëru li nga jox sa ay waajur tey ñu gis ni mu am ñàkk réeroo seen biir yéen ñaar lan moo indi ñàkk réeroo boobu noonu. may nga ma occasion ma leeral parce que yow gars yi dañ lay suivre lu bare te ma jàpp ni pas influenceur mais régulateur social nga. régulateur bu ma nee régulateur social nga waxuma gas mais en fait l'artiste laay wax parce que nit ñi ñu ngi lay may nopp et que loo wax rek xëy na dinañ ko relayer jëkk a wax ni man bi may jàngi bitim réew am suma baccalauréat jël 2e xaw ma 3e lycée Charles de Gaulle bokkoon si meilleurs élèves yi de ma génération parce que ñi ma bokkal classe ñu ngi fi mën nañu confirmer loolu ma am mention nekk ci université Saint-Louis bi parce que à l'époque meilleurs élèves yi ñoom lañ fa doon yóbbu ñu def benn année grève yi bare sama wayjur bu jigéen ajaandoo bu ñi toog fi ñëpp xam nañ ko jël ci gafaam parce que jamono yooyu liggéeyam neexoon na mi ngi woon ci mbirum jaay jën ak jënd jën jël xaalis bu bare fayal ma war dem bitim réew pour jàngi xool meilleure université bi nekk Maroc voyage boobu amul kenn koo xamante ni def na ci juróomi dërëm ba may dem nag Maroc sa aéroport ba parce que su ma takkee sama bagage jóge Guet Ndar jubali aéroport pour dem Maroc jàngi c'est parce que li ma waroon def yëpp mat na sëkk du aéroport laay mottalee lu ma fayee jàng mais ba ma dajee aéroport ak sama nijaay sëriñ xëy na jox na ma benn 50 euros xaw ma 30 euros pour ma dolliwaat jënde ko sërite bu may dem
30 euros yaakaar naa fayul inscription. fayul euro. mais dafa rafet nag. que nit ki. du au-delà de xaalis. moom suma nijaay la. Ahmed Fall suma nijaay la. Ablaye Sène suma nijaay la. Adja Fat Kayre suma tante la suma bàjjan la. ñun benn bopp lañu. man amul benn wax bu ñaaw. buy jóge si man di dem si keneen. parce que bu ma ko defee rek dinaa wàcc yoon. te bu ma ko defee samay mbokk dinañ ma jéppi même buñ ma ko waxul. donc jàmm ak salaam la seq ak ñëpp. mais nag dafa am loo xam ne du ma ko nangu. tey suba ak ginnaaw suba. mooy du ma nangu toog ci suuf di jël tànkam teg ko suma kaw. loolu dara du ma ko jaral ci àdduna te lu ma mayul sama papa Tafa Gaye mayu ma ko sama yaay Adja Ndoobu Sarr Jéey du ma ko may keneen kuy dox ci kaw suuf. loolu rek mais jàmm ak salaam man laa woote jaayuma doole wanewuma mbooloo nañu ànd ñu liggéey ñun ñëpp parce que Macky Sall loolu la ñu sant Mansour Faye loolu la ñu sant man nag ku ma ànd ak man dinaa liggéey ku àndul ak man itam dinaa liggéey ñu am yàlla la ñu ñàkk yàlla la. ok est-ce que gisoo ni tey moom dafa gis ni comme moom moo la jiitu ci politique bi da nga war a topp ci gannaawam ngeen liggéey. su ko bëggee y a aucun problème non aw ma benn problème si nit jiitu ma topp si ginnaawam je n'ai pas c'est-à-dire nekkuma si positionnement actuellement loolu dafa teel ci man liir bu ndaw laa bu balaxtaan feraguma sax si namp sama weenu way jur j'ai largement le temps ku bëgg jiite na ñëw jiite ku bëgg nodd jàkk jaa ngi nii le président Abdou Diouf waxoon mais li gën a am solo mooy man ak samay mbokk samay am di jàmm samay xarit ma waxtaan ak ñoom ni leen président Mansour dafa am lu ñu ma dénk loo xam ni dénkuñu ko kenn ci réew mi si 14 millions yi gënu ma fi rafet gënu ma fi gën juddu et cetera et cetera yàlla moo dogal ni mbay war na am décret avril 2021 ñu jox ma ko muy lu Sénégal yëpp bokk mais teraanga jooju man war naa si delloo njukkal Mansour delloo si njukkal président moo tax ma ni sama mbokk yi jóg leen toog amatul loolu nit ñi def. mais est-ce que tey poste bi nga xamante ni Mansour Faye tey jox na la ko mu nekk nga nekk tey fee ci Dakar ci je crois mooy fonds de développement. transport terrestre est-ce que nekkul poste politique. mais tout est politique dans la vie tey bu ma dëkkoon Tenjigéen wala Roq Jinne wala Sindoone xëy na poste bi du dal sama kaw c'est parce que dama dëkk Langue de Barbarie tofeel ak bëggeel ak yëg-yëg ku Mansour am ci Langue de Barbarie mu ni naa promouvoir doomu Langue de Barbarie c'est un poste politique très politique pour même élection yi nga mën fi def dara pour ngeen mën gañ. non parce que ñun dañoo yàgg di def fi ñu dëkk du dañuy xaar poste politique pour def sama gaa yaa ngi nii man nga leen dëpp micro nga wax c'est-à-dire dañu seqante teranga loolu mooy mandargay Langue de Barbarie man su fekkee damay xaar am poste pour di defal suma mbokk wala pour di fi am position man yàlla na toskare dal suma kaw parce que loolu du yoon bu baax lii ñu def ni poste bi mais c'est naturel tey ji président ak Mansour ñu jox ma position boo xam ni mën naa ci gën a dimbali samay mbokk loolu dama ciy sant suñu borom. mais waa Dakar nee nañ doomu ndari rek nga fa yóbbu non je vais également vous me donnez l'occasion ma leeral ci loolu waa Dakar ak waa Tambacounda ak waa Kédougou poste bii ñu nekk nii muy fonds de développement des transports terrestres c'est un poste national am na ñu jóge bitim réew ay doomu sénégalais yu nekkoon France yu nekkoon Côte d'Ivoire yu nekkoon Canada bi ñu lancé affaire bi dañu déposer seen candidature ñu jël leen bu ma nee personnel bi si pourcentage bu ma ko dee exprimer waa Ndar yi presque mën naa ni 15% lañu matuñu sax 20% mais nit ñi nag ñooy gaaw a spéculer mais fond ba ña fa nekk rek ñu recruter leen fépp lañ jóge ci Sénégal. loolu je crois que leer na ba tey ñu ngi seen émission entretien ak Babacar tey jii Guet-Ndar ñëpp xam na ni Guet-Ndaru Ahmed Fall Braya la te ñu ngi jëm ci élection yoo xamante ni élection yu déterminant la le maire wóolu la tey dénk la Langue de Barbarie te est-ce que pare nga pour jonganteeg Ahmed Fall Braya ba mën nga gagner fii ci Guet-Ndar. damay njëkk rectifier wax ni Guet-Ndar kenn moomu ko. Guet-Ndar moom fii. mais Ahmed Fall à chaque fois moo fi gagné. non ça je ne suis pas d'accord. En réalité Guet-Ndar dafa am lu ñuy wax une relation affective ak ay doomam tonton Ahmed ak keneen
ñun dañu bokki maam bokki mbokk am na benn maam bu ñuy wax Njër Faama Seen Njër Faama Seen daf di sama maam di maamu Ahmed tey jii bu ñu àndandoowee si kër moom bu jëlee juróom man damay jël juróom bu fekkee fukk nekk ci kër ga ala kulli alin li may wax inventé wu ma ko dëgg gu wér la ma jóge foofu nag dem kër Aya Diagne Kumba Jeey ma jóge foofu nag dem kër Ahmed Fall Gaye kër Alaaji Daouda Dieye ak suñu mbokk yi ñu am ci langue de barbarie yëpp donc du mbokk la ñuy wax ak taxawaay fii ci langue de barbarie daf di bu fekkee dañuy def politique moom daf ñoo jiitoo ay at mais tey dañuy dem ci nit ñi ñaan leen seeni carte expliquer leen itam président teranga yi mu def ci langue de barbarie heure bu àndee ak ñun xaw ma da nga ni élection yi mu dem ñu gagné man loolu yow mën na nekk sa gis-gis mais gis-gis boobu partagé wu ma ko parce que baromètre bi ñuy natte man baromètre bi ñuy natte si wàllu élection dernière élection yi fi nekk mën naa ni ñëwoon na teg ci loxoom rek parce que bu ko ci tegul woon dañuy gagné mais moom mu teel a comprendre loolu teg ko ci victoire ba it ñu bokk ko ak moom sargal ko ci te it maa ngi koy wax à travers l'émission trop tardagul pour moom mu ñëw bàyyi loolu mu nekk ñëw ànd ak ñun parce que waxoon naa ko si benn émission dama koy yeesalaat Nijaay Ahmed man damay dajeeg moom ministère day ñëw di seet si Mansour day toog salle d'attente di rang di xaar di toog ay ñetti waxtu di xaar Mansour recevoir non c'est-à-dire jamono jileeg jamono jale waykat ba daf ko way mbir yi benn la bi ñu mujjee gisee cabinet ministre matagul ñeenti weer li ma lay wax nii ay firnde yu leer parce que maa ngi moom ñoo toog ci salle d'attente bi di waxtaan mais nag man mënuma comprendre gas bu Dakar ak gas bu Ndar boo nekkee Dakar di gis ak waa ji di waxtaan ak moom boo ñëwee Ndar di jël ay xeer di ko sànni waa ji loolu moom mënuma ci ànd. mais li nga wax nii c'est grave. non du grawul c'est la vérité. non mais 4 mois derrière fekk na Ahmed Fall def na déclaration boo. waaye dama ni la dafa bëgg maire Saint-Louis. xoolal kon naka lay mën ñëwee wax doomu Ndar yi nii dafa bëgg maire yi dem di gisee ak Mansour Faye à Dakar. mais est-ce que mënul am soxla. ça veut pas dire que juste il a tey jii tey tout de suite. moom mën na wax ak Mansour parce que Mansour mooy jaraafu dëkk bi. te Ahmed citoyen Saint-Louis la même bu fekkee teraangaam yëpp yóbbu na ko Dakar fii yaakaar naa bu ma juumul benn quincaillerie la fi mas def recruter ñaari nit yi kenn ka wàcc na liggéey ciment ba fayit donc amul benn réalisation bu mu fi def tey bu ma nekkoon moom ma ngoy ci maire yi dëgg war bëgg nekk candidat maire dama naan na dem Dakar fa ay entreprise am nekk fa ay camion mbalitam nekk fa mu recruter ay nit tey mënoo wax kenn ku dëkk Gendar ku mu jël même bu doon apprenti sax jëlu ko administration mais dama ni la kaye buy jar fanweer waajooju jënd ko jox ko benn élève mais ñooñu aussi waruñu fi ñëw après wax ni dañu bëgg ruube wala dañu bëgg yëngal. mais je crois que professeur Ablaye Sène ngay wax. yaa tudd turam man tudduma tur. mais tay gis nañ ko aussi tamit mu lancé candidature am tey jii nii ñu gis ni tey Gendar Ablaye Sène bu génnee baraay génn tey APR naka la mën def ba gagné fii nii parce que tey chiffres yi waxul loolu bi ñu demee si élection yi passé muy présidentielles yi ñëpp xam nañ ni bu ngeen gagné fii 90% yi baraay moom moo tax. ba bu ngeen gagné sax Mansour Faye daf ko remercier wax ni bu ma gagné Gendar c'est grâce à toi kon tey jii nii yow nga am benn genre défi bi nga xam te ni yow tey da nga war a jug pour relever que pour wan Mansour Faye que ni du baraay moo taxoon nga gagné fii nii tey jii nii yow est-ce que yow tey jii pare nga yow bu le 23 ci guddi nga yëkkati sa loxo ni yow yaa tax Mansour Faye gagné fii. man dafa am lu ma lay wax ñaar ñooñu nga lim ma yokkal la si Bamba Dieye parce que Bamba waa Gendar la. Bamba Ahmed Fall ak Ablaye Sène donc Gendar am na ñetti candidat mais du ma shirk du ma bàkkaar si lu ñëwagul ëllëg parce que jullit laa te pratiquant la lii ñëw yàlla rek moo ko xam mais lu ma mën def ak ñi toog fii ak ñi fi nekkul samay mbokk biiru ndey biiru baay samay kóllëre wax naa leen ñu takku pour jàppale ma ci liggéey bi lu ñu mën dinañ ko def dimanche 23 nag yàlla nañu yàlla may ndam yëkkatiwuma loxo bàkkuwuma mais dinañu def lu ñu mën pour jox Mansour Faye ndam parce que mission boobu lay xaar ci ñun défi nag moom lancé wu ma benn défi parce que damay bañ ku ma vaar mais dinañu def lu ñu mën pour joxe
victoire mairie bi ñu jox ko Mansour parce que Mansour Faye def na fi lu tolloog xaw ma ñaata nangami milliards parce que moom dafa am proximité ak président de la République mais it Bamba nekkoon na fi maire lu dul ay wax yu neex yoo xamante ni moom si boppam sax gëmu ko woon ñam nañ ko te Dakar du saf ñaari yoon sama nijaay Ahmed boobu ba léegi mi ngi daw derrière la mairie lan la ciy wut est-ce que pour citoyen la wala est-ce que pour boppam la sama nijaay Ablaye Sène aussi wax naa ko léegi moom it xëy na frustré na moo tax mu samp nëndëm mais moom ci boppam bu doon sagooma mu toog ak Mansour waxtaan ak moom man dama jàpp ni ñooñu ñëpp dañu xaw a réer égaré wu donc maa ngi leen di wax surtout moom professeur Ablaye Sène ak Ahmed Fall ñu ñëwaat parce que fii seen kër la Bamba nag moom dañ ko génnee ci gouvernement bi ba léegi la sentir ni xëy na nguuru ministre ak 4x4 yeeg motaar yi koy dar amatu ko loolu naqar boobu moo ko jàpp te it yàlla mooy joxe nguur itam moo koy rocci saa su ko neexee tey jii kàllaa bu temps bi amoon moom dana ma ko waxal aaya ba mu fàttaliwaat ñu yàlla mooy jox nguur ku ko soob mais itam heure bu ko soobee moo koy rocc moom mi ngay xam ni mooy joxe nguur Mansour mii nekk maire yàlla na ko yàlla joxaat maire bi parce que gëm naa ni mooy ngëneelu Langue de Barbarie mooy ngëneelu Ndar mooy ngëneelu Sénégal. tey émission bi daf ñu xooj timis bi mi ngi dugg si tey lan ngay tëjee. waaw li may tëjee rek mooy ñu dem si élection jàmm élection salaam di tàllalaat loxo waa Ndar waa Langue de Barbarie surtout di leen wax ni ñu ñëw jàppale ñu pour ñu jëlaat maire bi jox ko Mansour Faye parce que réalisation yi bare nañu ci Ndar ak li ko wër mais itam Mansour moom mooy le meilleur candidat ndax maire opposant ñam nañ ko Bamba opposant la woon bi muy nekk maire boo nekkee opposant wax ji dina neex discours yi dina bare mais tous dara doo ko réaliser donc tey jii gis nañu ay réalisation yu concrète li Mansour def si napp gi si secteur pêche ak si Langue de Barbarie pour man waa Gendar daañu ko delloo njukkal loolu it ñu ngi ñaan yàlla defal ñu xéewal di woote unité it responsable APR Benno yi nekk Langue de Barbarie yëpp man Babacar di caat maa ngi leen di tàllal loxo ñun ñëpp ñu ànd doon benn liggéey jël ndam li jox ko Mansour Faye. ok ñu ngi lay jërëjëf. voilà. jërëjëf. merci beaucoup.